asalaamaaleykum mbokki Kayar asalaamaaleykum chers usagers du forage de Kayar xanaa ma présenté war rek ndax yaakaar naa ñi may déglu ak ñi muy seetaan ñëpp xam nañ ma donc man la surveillant général du réseau Asifor Biram Sow waaw comme fii kilifa gi président Diaré rek li ñuy ñëw pour indi ay leeral ci xibaar yu doy waar yi nga xam te ni diggante démb ak tey mu ngi fi am ci suñu commune bi ndax comme ni ko président waxee xibaar dafa garaaw dafay am ay borom xam-xam yu bari yu wax ne bu ñu sàggantulee la troisième guerre mondiale buy am ci communication lay jóge ci xibaar donc dafa am loo xamante ni lii olof daf koy lépp li ñu daan tourner la langue 7 fois avant de parler jamono jooju lañ toll. pourquoi parce que am na xibaar yoo xamante ni day yëngalam réew day yëngalam dëkk mais day yàqu aw askan ndax da leen di tiitloo parce que buñ ne dafa am loo xamante ni am na ci dëkk bi lu mel ni feebar mu dal benn frange ci population bi ci benn nombre ñu wax nag ni ci benn secteur la jóge secteur boobu effectivement ñëpp dañ koy daw donc communication bi waroon na nekk loo xamante ni lii dafay rassurer mais day assurer ñi nga xam te ñëpp dañoo jokk ci ndox mi. donc loolu vraiment nekk na loo xamante ni lii comme ni ko président waxee lu ñu jaaxal la parce que Kayar tamit fii ñu toll ci wàllu ndox ak fi Sénégal toll ci wàllu ndox yaakaar naa tal na leneen ñu lu dul lii ñaan nañu yàlla vraiment ñun fii ñu nekk niveau bi ñu ne yàlla maintenirul ñu ko parce que am na ñu jigee gis ngeen li fi xew jamono yëpp ci wàllu ndox ñun day yàlla nañu yàlla musal te muccal ñu ci loolu. waxuma sax cité forage bi en référence mais maanaam ndox moo doon lu sacré parce que ku ne xam na ni diine moom mënula dox te ndax amul comme yàlla moo ko sacré nag ñun aussi bu ñu nee sacralité boobu dañ ci war di dox buñ ciy def wala ñu ci wax ñu nekk loo xamante ni di lu mucc ayib la. looloo waral ñun aussi du benn boo xamante ni bii parce que 6 mois yu ne dañuy raxas forage bi ñu ko raxasee léegi matagul 15 jours wala 21 jours équipe bi lañu àndal ñu dem lu ma 2 heures de temps ñu def ko avant loolu dañu installé benn machine boo xamante ne bii day injecté du chlore ci ndox mi chlore bi. foo ko mënti injecté même bu tiwo ba noonu loolu fa war a am danger boobu chlore bi loolu lay xeex virus bi ci dugg wala kii bi ci am infection da koy prévenir déjà loolu ku ne xam na ni ndox mi bu mu saan coupé 5 minutes boo ko taalaatee yéen ñëpp mën ngeen wax ni lu xonq mooy génn ndax kan ngeen ko mujjee gis chlore bi moo indi loolu. donc am na loo xamante ni c'est des avancées yoo xamante ni ñun ñu ngi ci dépassé nañ niveau boobu maintenant fii ñu egsi tey dafa demee ni dañu tuumal Asifor loo xamante ni lii ñi ko wax ñëpp tey jii bu ñu leen doon lay kenn mënu leen layal. parce que dafa jéggi dayoo la ca grave nag mooy parce que man kilifa moom woo léegi ni ma moom seen waa kër nit moo woote ca hôpital ba ni leen kat ñi nekk fii ñëpp ndox mi lañ naan mais nañu waxante dëgg ndox mi man mii di wax ak yéen président mi toogoon fi ci la ñuy naan bu doon loolu day am suñu njaboot yi ñu bàyyi ak yooyu day dégg naa sax ñu ni waa kër monsieur le maire man nit woo na ma ni ma waa kër monsieur le maire ñu ngi hôpital monsieur le maire ngi nii léegi la fi jóge Ousmane Diallo si buntu bi la taxaw nee na non doomam moom ci boppam moo nekk foofu kon dañoo gis ay nit ñu toog rek ñu wax mbir ñu xalaat ci seen xel seen aqulaa waxewuñu ko de taalaa waxewuñu seen digganteeg yàlla mais dañoo wax boo xamante ni bii teguñu ko fenn bon adduna bi nag kenn mënul bañ ko wax sa ginnaaw mais li ñuy def ñun moom je pense bien que ni waa Kayar xam nañ ko ci wàllu ndox mi parce que daf noo jaral tamit aussi suñu bakken ndax dafa sacré du ndox leneen la bokkul ak lenn ci àdduna kon nag tey jii bu ñu ñëwee ba fii ñu ni xibaar yu mel noonu génn na ci barab bu ñuy wax ci ICP bi mais il a mal dit information bi ni mu ko waxee non demeewul noonu parce que bu ne ñoom ñëpp ñoo bokk benn mbir te ndox mi lañ yaakaar du yaakaar lu mel ni santé lu mel éducation boo ci wax du yaakaar da nga koy teg fu wóor beneen bi mooy dama yaakaar ni bu musiba bu mel noonu amoon dañuy dem def ay prélèvement xool maladie yi diagnostiqué leen dem yóbbu leen ci ay labo door a génne ay résultats ñoom ñu door ko wax du ñoom ñoo koy wax kon nag olof du ni lu di tëll rek nga damm ndoy kilifa du waxe noonu ah mais loolu moom jaaxal man daal xam naa li ma xam ba xam mooy boo demoon Cendeer ak Ndaam seen ndox waa Njar bi ñu manifester dañu yàq cabine yi ñoom ñëpp ñoo bokk yem forage bu Kayar moom la ñuy jox te xam naa ni moom commune bu Kayar ak Cendeer du ñu benn ñoo ñu ëpp nit boo dajalee dëkk yooyu yëpp population bu rëy moo fa ne bu doon nag affaire bi kon yaakaar naa ne épidémie la kon mais lu tax mu ñooñu di ca naan suba ngoon gu dégg bëccëg laalu leen muy laal ñeneen bi beneen bi mooy mais du ko ñu Kayar yëpp la laal am na ko ñoo xam te ne dégguñu sax information yi kon am na loo xamante ne lii ñun dañu jàpp ni li gën a rafet mooy que bu mbir amee yu mel ni ñu def concertation dem à la source ñëw Asifor laaj ñun ñu jóg def les moyens qu'il faut pour vraiment éclairer la population loolu moom vraiment je suis d'accord la ca des nag mooy ñun ñëpp Kayar lañ dëkk
am na loo xamante ni xam nga làmmeñ du lekk moroom te ñorul duñu xuloo duñ fi nekk mais am na loo xamante ni loo ko defar loxo moo koy dindi kese ñi ko wax ñëpp li ñu wax teguñu ko fenn dañ ko wax ci seen teyeeg bakket ak ñoo xamante ni li président juñu ñu ko sànq depuis que Asifor ba léegi bu ñu sañoon nërmeeru lay def. xam nga olof day lépp ni lu ni fàng kenn du ko jeex te xam nga dafa am loo xamante ni yàlla moo koy def ci doomu aadama benn ñaari mbir la bëgg ak bañ yàlla moo koy def ci doomu aadama man mënumaa fexe ba ki ma bañ bëgg ma mënumaa fexe man ki ma bëgg ma bañ ko loolu yàlla moo koy dogal ci doomu aadama maintenant dañu toll foo xamante ni fii nag askan wi dañu war a yeewu ci benn mbir mooy que Kayar dafa bari ñuy taxaw naan Kayar te du Kayar seen bopp la ñaareel bi mooy mënuma d'accord da ngay taxaw ni Ouzin Ndoye Kayar lay liggéeyal ànd nga ak moom mais yow saa yoo wéetee ci suuf yaa ngi wax lu koy gàkkal dafa mel ni ñun diine yi dañ ko jël teg au second plan indi wàll woo xamante ni affaire àdduna lañ jël ñu priorité alors que àdduna du loolu ndax àdduna moom day seey te ëllëg mooy dëgg donc am na loo xamante ni fii nii bu yàlla dogalee ñu war fi génn suba dañ fi génn mais ak lu mënti xew li ñu intéressé du nekk feek toog feek ndox non li problème bi mooy ndox mi moom gi ko Kayar moom ñu war ko saytu ci loolu la ñuy xëy suba ngoon guddeeg bëccëg ba keraa muy jeex kon nag ñu ngi ñaan askan wi comme ni ko président ñaanee lépp loo xamante ni lii information la mu relative ci gestion ndox mi laa la wax les portes sont grandement ouvertes par téléphone parce que am na kilifa yu bëri woote ni ñu déggee rumeur bi ñu laajte ñu ne loolu mënuñu ko gëm ñu leen effectivement parce que man dégg naa démb ci guddi fu ay jàng amoon ñu jël wax ko ci micro bi oui un délégué de Darou Salaam woo ma ni ma fi ma toog laa wax affaire bi ma jaaxal ma ni ko non yow war nga xam sax ni réseau bi teen bi c'est à 200 mètres suñu niveau statistique c'est à 55 mètres 13 colonnes la ñu dugal ci biir forage bi 23 la 23 mètres la ci kaw bu wàccee ci suuf réseau bi c'est 35 kilomètres foofu fan la fi mbir war a jaar foo xamante ni fii xanaa mënoon peut-être mu dara tojoon ci àll bi est-ce que comprendre nga te yëgu na ko te bu tojee tuyau bu mag bi pression bi dina feeñ ci robinet bi dañ koy xam léegi comprendre nga baax li ma la kon am na loo xamante ni lii nañu ci yàlla musal gàng yenn yi dafa baaxul sax ci askan ku bëgg saw askan doo ko yenn mbir yi loolu moom nañ ci bàyyi xel bu baax ñun nag nous sommes ouverts au dialogue à la communication à l'information lu mënti noonu parce que fii du moomee léegi Ouzin Ndoye wala Biram est-ce que comprendre nga baax li ma la dañoo liggéey suñu wàll li ñu yaakaar ni moo gën ñu ciy bay suñu wàll mais amul leneen loo xam te ne am na derrière arrière pensée ci mbir boobu kon nag vraiment ñu ngi informer askan bi yëpp di wax population bi yëpp ni leen li ngeen dégg ci wàllu ndox moom loolu c'est pas vérifié du lu am lu ay nit fabriqué la teg ko ci deru Asifor moo tax nag ñu woo leen yéen ñi nga xam te ne yéenay presse locale bi pour que askan bi mën a xam fu muy teg seen tànk mais yaakaar naa ni yàlla ci yàlla musal bu doon ndox mi la kon tey ji ñun du ñu tal toog fii di wax parce que ñun ñii di wax si la ñuy naan suñu njaboot yi ñu bàyyi kër ga si la ñuy naan kon am na loo xam te ne vraiment ñu ngi jéggalu ci kaddu yi bu amee lu ci ñagas na ngeen xam ni yan moo dis ndax am na loo xam te ne ñun lu mu gàtt-gàtt wala lu mu dee ëllëg dinañ ko loyoo ak suñu borom te loolu ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax donc nit ñi mënuñu wax bu dugal ñu ci loo xam te ni neexul askan bi lu neex askan bi moom jarul sax ñu ci sonn ndax ñun loolu ci la ñuy dox ñu ngi jéglu ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaanal yàlla jàmm Kayar commune bi rawatina ndox mi yàlla sàmmal ñu ko defal ñu ci sutura allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim